matin 7h42 ñu dalal sunu gan Maimouna Bousso salaamaaleykum. aleykum salaam sëñ Babacar maa ngi nuyu ses auditeurs yëpp. di nuyu itam Georges Déthié Diop ci opposition bi nga bokk jiite sax kuréel gu ñu naan force citoyenne waaye ànd ci xeex bi gars yi sumb fan yi ci wàllu yokkuteem courant gi gouvernement bi dogal 1er décembre ba léegi. ngeen bokkoon itam ci ñi fas yéene dem ci place de l'indépendance tey nee ngeen sax fomm leen ko naam préfet nee na kenn du dem place de l'indépendance di fa manifester ci àjjuma ji noo gisee dogal bi préfet jël ndax nee na dafa am ñeneen ñoo xam ni itam dañoo déposé woon kayit ca moom te fareek nguur gi ne dañuy manifester ñoom it ngir bañ nag coow ak fitna judd fa mu aaye ñaar yëpp nan ngay réagir ci dogalu préfet bi. waa sëñ Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu askanu Sénégal yëpp di wax ne rek li préfet wax démb dafa xaw a quand même jaxase sunu xel déjà jàngat bi ma njëkk a def ci li mu wax mooy di ko naqarlu parce que quand même kuy manifester mooy ki am li ko metti foog naa ni contre manifestation préfet warul sax mën a jibal wax ju mel noonu mu jëm kaw man gëm naa ni sax ba léegi am na lu ci dese leer ci sunu xel parce que ñun seetaan nañ ko démb ci ñaari télé. mu ne li tax mu bañ waxul ne contre manifestation la dafa ni ñun dañoo déposer ñaari demande ci turu yoonu askan wi ñaari demande yoo xam ne ñaari lieux différents la loolu moo tax mu ne loolu mënta nekk léegi rek déglu naa ko ci seen onde yi mu ne ay nit mënuñoo ne place de l'Obélisque nekk Dakar loolu moo tax mu bañal ñu ko mais bu fekkente ne li làqu ci biir mooy li nga wax léegi ne dafa am yeneen sénégalais yoo xamante ne dañoo farek nguur gi mu bañ ñun ak ñooñu ñu am problème moo tax mu lànkal ñu ko ñu ngi araftu nag préfet di araftu autorité yi fi nekk te di woo seede askanu Sénégal suñu diggante parce que nit ki mënoo précédent bu dangereux la mooy ay nit taxaw ne lii def ñu metti dañ koy ñaxtu ñeneen taxaw ne dañuy ñaxtu contre yéen ñu aaye ñi bëgg a ñaxtu ba xañ leen seen droit constitutionnel loolu préfet tegu ko fenn bu fekkee loolu moom mooy motif bi ñun dinañu braver interdiction boobu parce que interdiction boobu dafa fallacieux te dafa yomb parce que itam bu ñu nangoo loolu mooy manifestation mënati na ñàkk am ci réew mi ndax fépp fu nit yëkkati kàddu nit dina jóg wax leneen bu ngeen forcé moom dina yëfi nar naa tàng de gis nga mbir mi du mbiru tàng parce que itam préfet administrateur civil la dafa jàng nekk fi pour doxal yoon moom rôle am même bu jotoon fukki demande de manifestation rôle am moom mooy mu xool ki nga xam ne moom moo njëkk a déposé mu jox kooku autorisation naam sax du autorisation mais dañ koy yëgal rek acte la parce que constitution moo ñu ko may parce que dafa mënta nekk ay nit bu ñu déposé woon fukki demande am na koo xam ne moom moo jiitu ndax ki nga xam ne moom moo def contre manifestation logique mooy moom dafay bàyyi ba keneen ki ne damay manifester mu door a ñëw ne man it dama opposé wu donc amul benn raison bu préfet mën a def ba ne contre manifestation bi moo tere mu bàyyi ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo njëkk a déposé mu bëgguñu ko aaye. lu mu wax ñetti nit ñi nga xamante ne ñoo déposé ndoo même ñaari déclaration de manifestation place de l'Obélisque RTS place de l'Indépendance palais de la République yéen noo leen mën a defee loolu xanaa bii gañ bii perte la woon. loolu itam mooy li ma la wax léegi ne la préfet dafa war di wax dëgg tamit askan wi. kon da nga bëgg a wax ne loolu amut. li am mooy lan mooy déjà ba léegi may wax ak yow benn notification interdiction le collectif bi jotagum mooy place de l'Indépendance jëmal palais de la République. mais préfet nee na du au nom du collectif. yoonu askan wi ñett nit ñoo déposé au nom du yoonu askan wi. xam nga préfet loolu yoonam nekku ci bu fekkente ne yoonu askan wi leeg yoonu asamaan seeg yoonu leneen am na manifestation bu mu jot collectif ñoo lànk benn jataay la boo xam ne man mii di wax ak yow bokkuma ci waaye moo ne bokk naa ci Sénégal parce que damaa lànk li nga xam ne moom lañ nekk di ma teg muy di ma addu kalpe ci courant bi kon bu fekkente ne lànk naa ko am ay nit ñu taxawal collectif boo xamante ne ba mu juddoog léegi matagul sax fukki fan ak juróom ñu ne yoonu askan wi kat loolu loo xamante dafa nekk kuréel boo xamante ne jiitu woon na yoonu askan wi bu fekkente ne dafa dugal manifestation te nangu cee boot ñoo lànk nangu cee boot yeneen kuréel préfet warul lijjanti loolu parce que moom il doit être au-dessus de cette mêlée là li mu war a def mooy
est-ce que jot na demande mu apprécier ci demande boobu mu jot waru fee nekk di dàggasante demande bi Maimouna Bousso moo ko dugal wala Guy Marius Sagna moo ko dugal li am solo mooy tur buñ ko munti dugalee solo yi demande bi mooy ñaxtu pour mbiru courant bi mooy itam ñaxtu pour arrestation abusive yi ñu def. mais yow noo mën ne bokkoo ci ab collectif xam ne benn déclaration lañ dugal wala ñaar. xam nga lu tax ñu xam ko parce que ñun dañuy suivre li xew ci réew mi ñàkk bokk ci collectif ne veut pas dire que li ñuy xeex du suma yëf li ñuy xeex suma yëf la concerné na ma mais itam honnêteté intellectuelle parce que bokkuma ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk collectif boobu ñu toog di def seen réunion mais quand même suivre nañu ni préfet bi mu weddee ni jotul demande ñoom dañoo publier benn récépissé wane ni ñoom déposé nañu ñu dellu siwaat ci ginnaaw préfet démb dafa toog RFM TFM daal di ne dafa lànk manifestation mais itam ci même guddi gi préfet toog na RTS daal di ne moom ñaari demande la jot benn demande bi indépendance moom la lànk mais ba nekk place de l'Obélisque nangu na ko. même kaddu yi la wax TFM. waaw nangu na ko. waa léegi ñu bëgg xam nga loolu tamit gën a ëlëbal xelu nit ñi la mooy ne refusé naa place de l'indépendance mais nangu naa place de l'Obélisque ñuy wax nañu askan wi àtte kan mooy préfet ba war mën a tànnal nit ñi. place de l'Obélisque laa leen autorisé bañal leen place de l'indépendance. ñaari demande lañ ko jox daa am dogal bu bawoon ci ay jamono ci ab ministre de l'intérieur di aaye ab manifester ci centre ville. waaw loolu itam moom moo tax ñu bëggoon préfet ñeme dëgg parce que dëgg la nag fen du bi jaaw te dëgg bi mooy dafa waroon na am fitu wax ne arrêté Ousmane Ngom moom moo ko teree nangu manifestation bi parce que bu ko waxoon dinañu xam ne li mu def dafa violer la constitution parce que lu yàggul dara cour suprême daal di ne abrogé arrêté boobu parce que nee na arrêté boobu mënta nekk ci kaw loi yi réew mi mënta nekk ci kaw constitution donc préfet dellu ginnaaw bi mu def mooy xam na ni mënatul teg arrêté Ousmane Ngom ci sunu kanam mu daal di wuti beneen excuse daal di ne trouble à l'ordre public ba pare daal di bañ bu Dakar bi daal di nangu bu Colobane bi ba pare teg ay argument yoo xam te nga may ma sëñ Babacar du argument yu ñu mën a nangu parce que nee na bu ñu manifester place de l'indépendance mën nañu tere nit ñi ñu dem hôpital foog naa ni place de l'indépendance ku xam Dakar xam ni benn yoon boobu kese amul pour dem principal am na yeneen yoon yu am xanaa kon ñi dëkk Colobane dëkk place de l'Obélisque ñoom dañoo nekkul même citoyen que ñi nga xamante ne ñooy liggéey Dakar donc vraiment li préfet def nekkul lu dul kaay leen ma xool yéen man li ma doy ñëw leen place de l'Obélisque waaye bu leen dem place de l'indépendance ñun nag ñu bëgg une bonne fois pour toutes sénégalais yi xam ni amut yoon boo xamante ne war nañ ko xàjjale ne sénégalais yi fii am ngeen droit dem fi ak fee amu leen droit dem fi. parce que loolu indi coow li nag mooy yokkutam courant gi nguur gi dogal waaye barkaati démb présidence de la République ci compte Facebook am xamal ni njiitu réew mi engagé na ab cabinet sax ngir xool ni ñuy wàññee courant boobu fileeg diggante janvier ak weeru juin 2020 dinañ jéem a wàññiwaat yëf yi xanaa loolu dina dakkalu seenub xeex bokk wala. xam nga loolu mënoon naa ñàkk parce que président Macky Sall moom moo ñu digoon année 2019 ne année sociale la kenn waxloowu ko moom moo ñu ko dig kon mënoo wax ne année bi année sociale la wax ne courant bi day wàññeeku félicité Matar Cissé nga delluwaat ci ginnaaw yokk courant bi ba pare di waxi mauvaise communication parce que dégg nañ sax mu ñu ne dafa d'accordul ci ay nitam dafa mere waa Sénélec nu ñu communiquer ci mbiru courant bi parce que nee na am na nu ñu ko doon waxee sénégalais yi mën na am dinañ ko nangu ñu koy wax ne ko communication bi gën ci njiitu réew mooy nga wax dëgg sa askan. communication bi gën ci njiitu réew mooy nga bañ a làqu sa askan wax ko li am ak li mën a am parce que itam ñun mënuñu accepter fi réew mi toll ñu yokk budget présidence di yokk budget yenn ministères yi di addu kalpe askan wi. parce que loolu moom lay ndurool bu fekkente ne mën na koo wàññi premier semestre bi na ko wàññi léegi ci ba muy teel parce que benn bis rek bu ñu fayloo sénégalais bi le double de sa facture loolu dafa nekk loo xamante ne dafa jéggi dayoo parce que daf ñu ko diggutoon surtout que Matar Cissé barki démb dong la ko félicité Matar Cissé diggante 2017 ba 2018 yokk na lu mat ci junni ci ay salariés yokk leen ci Sénélec ñu wax itam ni Sénélec boobu diggante ñeenti at yi weesu. officiellement 493 personnes lañu. waaw officiellement ci loolu la ñu wax mais li ñu xam daal ñun mooy 2329 personnes ñoo nekkoon Sénélec diggante 2015 ak 2018 actuellement ñu ngi ci 3312 personnes
donc loolu gab la boo xamante ne ëpp na sax 1000 personnes yoo xamante ne employé nañ leen emploi boo xamante ne kenn bañul ñu employé ay sénégalais parce que c'est tout à fait normal mais bu ñu xoolee ci nombre boobu léegi relevé compteur yi wàññeeku na parce que ñëpp ay ñu bare ci ñun ay woyofal la ñu yor kon ñooñu ñu yokk ci ban secteur lañ leen yokk est-ce que Senelec dafa ubbi ay centrales yu bees xalaatuma ko parce que ñu ngi dem sax ba di louer ay centrales di louer ay bateaux yoo xamante ne dañuy dem di jëli essence di jëli carburant comme bateau turc bi di ko jaayaat centrale bi di ko jaayaat Senelec kon ñooñu ñu yokk ci ban fànn lañ leen yokkee ay doomu Sénégal lañ yéene nañ leen liggéey mais quand même transparence bi amul ci Senelec ba béy ci boppam bañ ñu auditer Senelec ñu bëgg itam ñun ñu nangu ko askan wi tegoo ko loolu mooy li dul yoon. est-ce que social bi nga wax du itam comme ni ñu ko waxee électrifier 40% du Sénégal yi nga xamante ne amuñu courant maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci biir réew mi dans le monde rural maanaam électrification universelle ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci réewu taax yi itam supporter ñooñu noonu yenn yi. xam nga ce qui expliquerait peut-être lever subvention bi. déedéet lever subvention bi li ko expliquer mooy ci li ñuy woo Sénégalais yi mooy Sénégalais yëpp tey. ñii fay courant muy metti du waa opposition kese du waa Malank kese même waa APR dañuy fay courant même ñi nga xam dañuy ànd ak président dañuy fay courant yokkute courant bi askan bi yëpp a war a jóg lànk ko dëgg la juróom-ñetti nit la ñu ci jàpp mais juróom-ñetti nit ñoom loolu ñu doon xeex muy Guy Marius Sagna ak i ñooñam loolu ñu doon xeex buñ ci amoon fi ne ni wàññeeku askan wi yëpp koy bénéficier wu te gis nga li xamante ne moom moo tax courant bi yokku mooy FMI Banque mondiale dafa njatt sunu njiitu réew parce que ñoom dañuy lebal xaalis depuis daaw ñu ngi wax ne subvention bi état bi di def ci courant daf ko war a lever te état bi fi ñu toll dafa toll foo xam ne ñun askanam fu ñu mënti nekk nag moo xam opposition moo xam pouvoir dañu war a jóg taxaw lancer un message fort aux étrangers pour ne leen ñun kat lii ngeen bëgg a teg suñu njiitu réew te moom mu yërëmoon askan bi ba di subventionné ngeen bëgg ko dindiloo subvention boobu ñun duñu ko nangu. mais est-ce que subvention boobu comme dindi la ñu wax buñ koy yóbboo ci gox-goxaan yi def fa courant est-ce que du lu baax. xam nga lu tax du raison bu mën a valable parce que Senelec daaw may na lu ëpp ci 4 milliards ci social xëy na temps bi du ma ko may ma lim ko mais ñëpp gis nañ ko joxe na fi plus de 491 milliards jox ko cérémonie religieuse yi ak yeneen liste baa ngi ci internet bi ñëpp yor ko yoo xamante ne ay don la yu ñu def yu Senelec maye xam nga ku dem bay maye xaalis bu wëlbati koo ne la jox ma ci sa poos ndax ma bëgg a dimbale kundoo loolu xel mënu koo nangu te nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci monde rural bi mais seeni mbokk ñoo ne Dakar ñëw di wut di dajale di fortaatu benn ñaar pour yóbbu ko ci àll bi kon bu fekkente ne ñooñu bàyyeeloo leen ci seen poos lu ñu mën a yóbbu ci àll bi nga ne da nga leen di taxé pour yóbbu ci àll bi wax bu yàqu la. mais ñi ngeen di xeexal askan woowu ngeen di xeexal muy waa kaw gaag waa taax yi ngeen di xeexal ñoom dañ leen a bàyyi daanaka ngeen wéet ci nii ngeen di def boobaak léegi loolu itam moom nu ngeen ko jàngatee. jàpp ñu ni askan bi dañ ñu bàyyi ñu wéet dañu jàpp ni rek suñu askan ñun dañu ko gën a yërëm parce que askan woo xamante ne la nguur gee ñu mayul la leen mayul benn yoon foo xamante ne dinañ fa nokki ba am jotu sax xeex parce que dund bi moo metti te sénégalais dafa nekk ci misère boo xamante ne c'est normal mu ragal dee c'est normal mu ragal fitna dama koy wax chaque jour koo xamante ne dencul benn bisu dépense bis bu yàlla sàkk li muy dundee day xëy di ko wuti kooku boo ko bëggee wax ni bàyyi li ngay wut di ko dundee ñëwal xeex du ko mën a def mais nekkul ne askan wi dañu ñu tànqamlu parce que ñun ñu ngi ci biir askan wi saa su nekk nit ñi nañu wax dëgg yàlla li ngeen di xeex ñun ngeen koy xeexal mais li tax nit ñi mënuñoo wàcc ñëpp ci tali bi xeex mooy sénégalais mooy xëy chaque jour di wut li mu war a añee li mu war a reeree li mu war a ndekkee au jour le jour la di ko ut loolu nag c'est tout à fait normal ñu comprendre ne xeex bi mu ngi ci xolu nit ñi de mais xëy na pas-pas bi ak jot bi moom la nit ñi am. utum dépense bu metti ak nekk ci ndóol gu metti ndóol goo xamante ne itam suñu ay njiit ñoo ñu ci teg ndóol goo xamante ne ku fi ñëw nekk opposant daal di koy jël utiliser ko pour dugg ci xolu askan wi ndóol boo xamante ne ku fi ñëw daal di ne damaa yërëm askan wi dama leen a bëgg a jàppale ndax nit ñi bu jotee ci réew di fayee ko ay millions yori 4x4 yu baax yor kër gu baax di voyager heure bu ko neexee que askan wi continuer di ndóol dafa jot nag askan wi jógee ci ndóol googu mu nekk du ma wax ñàkk xam parce que léegi nit ñi xam nañu macha allah mais askan wi jóge ci ndóol gi te askan gi pour mu jóge ci ndóol gi il faut que kenn ku nekk nga xam ne nga bañ a dund ñaari fan
nga war a bañ a wut dépense ñaari fan te ne ci jàmm li des te giiru dund moo ëpp foofu solo bis bu ne ngay wut loo lekk te bu ëllëgee nga ne xëy wutiwaat ko encore moo tax ñun dañuy continuer di woo askan wi ci ñu ñëw ci xeex bi di ci commencer président Macky Sall ak soxnaam ak gouvernement am parce que ñoom bu ñu nee ñoom ay sénégalais lañu ne ñoom ci seen jëmm bopp li askan wi di dund la ñuy dund waruñu accepter di teg askan wi yokkum courant ba pare askan wi di ko ñaxtu ñoom ñu dem toog de côté waa APR yi ñi nekk mouvance présidentielle jeunes yi nga xamante ne dañu jàpp ne ñoom ay cogère lañu nekk ay feneen ñoo war a am jom te xam ne lii woote Sénégal la bu ñu ci wuyoo nekkul ne dañoo jox ndam opposition mais bu ñu ci wuyoo dañu jox message bu fort FMI Banque mondiale ne ko sunu askan du nangu ñu di ko teg lu mu attanul ñu dimbale président Macky Sall mu mën a moom tamit am excuse bu mu teg ci loxo bailleur yooyu pour xamal leen ne wut leen feneen fu ngeen génnee loolu mais sama askan mënuma koo teg loolu. ñu jeexale ci 10 secondes ak ñoom Guy Marius Sagna ñi doon jéem a dox ci kaw palais présidentiel ba ñu téye leen toll ci juróom-ñett fi ñu toll nii doyen des juges déglu na leen audition au fond am ngeen ci yaakaar xëy na ñu bàyyi leen sax xëy na. bàyyi na gëndiku. ñun am nañ yaakaar ni sunu avocat yi commencé par maître Moussa Sarr ak ñi mu àndal liberté provisoire bi mu dugal dina am njeexintal bu rafet parce que dans le fond du dossier y a rien du tout dara newut foofu kon xëy na autorité bi moom moo bëggoon téye leen pour tënk leen mais bu fa am nañ yaakaar dinañ leen bàyyi. Maïmouna Bousso jërëjëf njiital force citoyenne jërëjëf Georges Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm.